ku nekk tur ak santam remercier ñi ci teewaay bi donc groupe Prestige comme ni nga ko gisee entité boo xamante ne dafa regrouper ay différentes structures am na garderie am na presse bi am na resto am na eau ñuy defar ay eau donc loolu mooy en quelque sorte li muy regrouper 3 ans yi nag ren dañ ko fas yéene defoon nañ ko première année bi defaat ko deuxième année bi mooy 3e année bi ñuy def pour fêter sunu anniversaire. lan moo la gënoon poussé nga doon yëngu ci feneen vraiment mënoon mën a bien sa vie comme on dit mais nga ñëw ne da nga bëgg dellu sa dëkk investir fii et puis voilà tànn secteur yi nga lim léegi. waaw loolu benn challenge la woon boo xamante ni yombul woon nag aussi waaw benn affaire boo xam ne yombul woon te duñ ko digal kenn parce que nekk ci CD yi bàyyi ko dugg ci leneen yombul donc affaire bu metti la woon mais comme ni nga ko gisee rek tout début est difficile mais yàlla suturaal nañu ba tey regretté wuñ ci li ñu bàyyi woon foofu ñëw ci secteur boo xamante ne mën nañ amuñ ci benn expérience mais à force de travailler à force nga ciy nekk rek dem na ba yàlla am nañu benn expérience boo xam ne tey acquérir nañ ko pour ñu permettre ñu mën ci liggéey léegi facilement. Bien sûr côté social moom mën naa ni en fait liñ ci dul wane moo ëpp li ñuy wane donc mën naa ni social bi moom yàgg na fi léegi nag ci bi ñu créé mouvement bi sax ci lañ ko gën a jël yenn action yi sax di ko wane donc action sociale bi moom franchement mën nañu fii nit ñi moom gis nañ seen bopp waaw Prestige moom franchement côté social liggéey nañ ci lu bëree bëri waaw depuis waaw xam nga social dafa yaatu waaw social moom boo koy wax rek li ci ëmb daa bëri waaw mais boo xoolee tout récemment dem nañ ñaari district de santé yu nekk fii may nañ leen ay lits d'hôpital may leen ay médicaments ñaari lits yëpp ñaari poste de santé yëpp mooy bu ngeen comme bu jaxaw donc loolu rek mën naa ne dafay dugg ci cadre social bi am na yeneen yoo xamante ni def nañ ko fii tout récemment am na suñuy dëkkandoo yi nekk fii sollicité ñu woon ci ndox ñu dem gasal leen teen tey jii ñoom ñu ngi ciy bànneexu ak yeneen yoo xamante ni bon suñu doxalin mayu ñu koy wax ci presse yoo xamante daal ci cadre social moom franchement taxaw na ci bu baax a baax personne ressource bi moom moo ci nekk mais boo xoolee ñaari entité yoo xamante ne bokkuñu parce que lii côté presse la lii mouvement la donc ku wax mouvement wax presse c'est 2 choses yoo xamante ni ànduñu mais yàlla may nañu am nañu benn staff boo xamante ni moo ñuy permettre ba ñu dissocier les 2 donc boolewuñu ñoom ñaar bu ñu demee ci presse bi li ñu fa war a teg dinañ ko fa teg bu ñu demee ci côté action mouvement bi li ñu ci war a dox dinañ ko dox te ñoom ñaar ñëpp duñu mbëkkante choix la parce que booy def dara da ngay def say étude nga xool nga xalaat léegi nag xalaat bi moo ñu may ni dañ ne 10 ans lañ jëm liggéey bi dañ koy étaler sur 10 ans mais ci biir 10 ans yi du ñu teggi suñu tànk suñ ko yàlla mayee ñu fekkee ko ak tal ko dañ ne du ñu teggi suñu tànk dañuy forcer bi nag ça ne veut pas dire que mélanger les pédales wala def lu ñu mënul mais force bi yëpp dañ koy def ci cadre respect li nga xamante ni suñu doole ak suñu mën-mën toll na fa parce que moo ñu permettre tey ñoo am benn visibilité n'est-ce pas moo ñu permettre tey ñoo am benn écoute bi ak yenn support yi nit ñi mën ñu déglu mais su fekkoonte ni bon def nañ comme benn façon bi waxuñu duñ ñu xam mais dinañ ñu yéex a xam boo gisee ñu def 1 an ñu lancé décembre bi ñu loolu ci cadre bi la teg ko après déwén ñu ñëwaat insister waat ci ren ñu insister waat ci c'est parce que duñu bëgg li ñuy def ay xale yu ndaw ñoo fi nekk yàlla may na leen ñu am benn background bu leen di permettre ñu mën ko teg pourquoi pas ñu dem ci ay défi la nag mais il faut le dire yombula déedéet c'est pas tout facile. loolu mbirum suñu borom la parce que aussi quoi qu'on puisse dire nit nekk na ci zéro dem fii nit yor na lu bari amul lii donc loolu mbirum suñu borom la boo gisee ma naan du ma ko digal kenn parce que xam naa man li ma daj ba am CDI xam naa ko
tu as compris parce que fi ma jaar xeex ba di ko rêvé ba am ko après nga dem 7 ans nga bàyyi xam nga loolu doo ko mën a expliquer nit parce que ñi ma ci nekkaloon ba tey ña nga fa léeg-léeg sax nga gis ñoom ñu lay xool bëgg dañuy bàyyi mais doo ko digal kenn parce que xam nañ li ci nekk te yoon bi ñu jëlit muy presse bi muy lu jafe waaw muy lu metti quand même parce que biñ ci dugg on a aucune expérience dans la presse du luñ jàng aussi on l'admet mais du loo xamante ni tey mën na tax def ci luñ ci war a def wala wax ci luñ ci war a wax waaw dañ ci fekk ay nit ñu xool ñooñu niñ ko tegee ñu nit ñu jël ci ñooñu jëm ci xool ñun lan lañ ciy apporter c'est ça qui nous a motivé mais franchement regretté wuñ ci dara alhamdulilah yàlla mi ñu ci may sutura ba yéen lépp li nga xamante ni tey sunu aspiration réalisation ñu ngi koy am. bon équipe bi moom mooy ñi nga fi gis ñii rek y a pas d'autres personnes bu dee côté parce que il faut savoir lu nekk nga jox ko ak ñi ko moom c'est ça côté presse bi dañoo jël ñi ko moom côté foncier bi dañoo jël ñi ko moom côté ca sa kanam bi dañoo am jël ñi ko moom donc lépp lu ñu ci def rek dañuy éviter jaxase ko moo tax yàlla dañ ci suturaal ba tey boo xoolee presse bi ku mel ne ñoom ale ne ci ginnaaw il faut le dire ñoom ñoo ñu épaulé depuis le début donc c'est des gens qui sont très expérimentés di nuyu sunu grand frère Mbeng moom it ñu nekk ci depuis le début bon bu neexee ñu toog bu naqaree ñu ne fi kenn xamaluñu dara c'est ça aussi l'esprit quoi on a l'esprit de groupe moo ñu permettre ñu am yenn résultats yi en si peu de temps parce que léeg-léeg da ngay tiit quoi da ngay dégg nit di la wax préciser lii nii na or que bon lu judd la loo xamante ni amagu fi expérience boobu quoi qu'on puisse dire aussi amagu fi boobu xam-xam mais ay jeunes yoo xamante ni ñoo fi nekk yu nangu rek moo ko waral nangu kilifteef ensuite nangu liggéey surtout nag gëstu waaw ba pare innover jéem a xool li fi nekk créer leneen lu bees boo xoolee am nañu côté production loo xamante ni ñoo ko fiy def ñoo ko créer suñu bopp personnel bi fii lañ nekk lépp fii ñoo ko créer suñu bopp di def la production yoo xamante ni tey ñu bëri ñu ngi ñëw di jënd ci production yooyu xam nga loolu lu am solo te personnel boobu mi ngi fii nit ñi ñu ngi fii ñëpp ñu ngi fi metteur en scène yaa ngi fi ñiy bind yi ñu ngi fi xam nga loolu c'est important ay nit di jógee Dakar ñëw ba fii pour ñu leen di réaliser loolu c'est hyper important c'est pas pour wax leneen mais man xam parce que aussi nit ki li nga nekk da nga koy xam li ngay dugg di nga ci commencer tey mais après pour xam comment ça fonctionne il faut nga côtoyer yenn yi moi côtoyer naa yenn yu bari xam naa lu bari nu muy doxee fii donc man mën naa ne Prestige Thiès personnel am amul lu muy envier kenn côté social ça man je peux le dire à haute voix beneen bi mooy tey jii ñu ngi jëm ci télé bi mu taxaw waaw parce que dans un premier temps lan la ñu waxoon mooy pour nga mën a am télé ñu respecter la da nga war a am contenu waaw nga war a am contenu boo xam ne kuy seetaan sa télé fu mu mënti nekk na la respecter loolu lañ tëju woon di ci liggéey te alhamdulilah ñi ko gis les professionnels ont accepté que ni am nañu contenu tey léegi nag personnel bi moom mooy li ma la wax rek nit ki mooy defar boppam mooy jaay boppam donc secteur yi ci bari fii am nañu personnel boo xamante ni tey man wóolu naa leen donc ñu ngi ci liggéey ak ay kilifa yu mag boo xamante ni tey bëgg nañ incha allah su ko yàlla dogalee ci anniversaire bi ñu lancé ko nga xam ni fu mu nit mënta toll mën nga tàppe Prestige di ko seetaan. man syndicaliste la fa ma nekkoon waaw Ciments du Sahel ma nekkoon syndicaliste la nekk délégué du personnel pendant 2 fois donc mënuma ko bañ. waaw loolu moom benn conseil bu simple rek laa ci wax man je suis contre ñi koy wax imaginer nga jëli nit delloosi ko mu jëliwaat c'est-à-dire loolu man loolu kenn mën ko expliquer loolu xaru la. Il faut le dire, il
faut ñuy wax nit ñi li am man je te dis kuy xaar état mu defal la lépp da ngay nax sa bopp man je le dis à haute voix man xaaruma état ci dara mosuma solliciter état ci dara am naa nag sumay nit yu baax yoo xamante ni ah wax dëgg yàlla sama bët fu mu tooyee ma xool songu leen ñu jàppale ma du dëgg mais nag bëgg a toog état moo war a jox lii mais li fi nekk nii liñ fi lii nii biñ koy samp fii mais c'est venu tout seul ay nit ñoo fi toog di waxtaan Prestige mi Alé Lô mi moo gënee tur bi waaye ci loolu lañ nekk nii di ci liggéey ba mu nekk nii mais dañ ci toog xaar mais malheureusement ñun li ñu sonal suñu jeunes yi xam nga lan la da ngay ubbi atelier tey bëgg mu dox tey màgg tey nga tekki tey ci atelier bi mais c'est impossible nit ki li nga nekk il faut nga xaar ko il faut nga toog xaar ci biir toog xaar boobu ci la lépp di fekk mais su fekkente ni yow taf 1 an 2 ans 3 ans rek mais non man dama côtoyé dama koy citer en exemple Ciments du Sahel parce que naar la mais dafa ma ni monsieur Doumbia man 1975 laa am projet cimenterie du Sahel ciment bi mi ngi voir le jour en 2000 xoolal 75 mu koy topp ba 2000 cimenterie bi doogu judd tey man je sais que ñun xam nañu su dul ni milliardaire numéro 1 Sénégal bokkul ci 5 yi lu tax mais da koo xaar mais yow da ngay nekk fii maçon xëy bàyyi ko jël gaal bi nekk tailleur bàyyi ko jël gaal bi mais attends li foofu jeex na fi ngeen jëm amatul dara. mooy dans un premier temps li ma la wax fexe ba fu nit nekk ci àdduna bi di seetaan Prestige parce que loolu mooy fu mu toll ni déwén ci loolu la ñuy liggéey ci loolu kese la ñuy liggéey fexe fu nit nekk ci àdduna di seetaan Prestige parce que liggéey nañ continue bi nga xamante ni permettre nañ tey ñu yéeg ñu dugg ci kaw parce que tey ji boo xëyee ni da ngay yéeg ci kaw te amoo li nga xamal moo la fay yéegal da ngay dugg rek génnaat léegi nag ci loolu la ñu toog liggéey ko pendant 3 ans et ut équipe bi nag bon mën nañ ne nit ki li ngay uti yow suba yàlla rek moo ko xam mais ñun wóolu nañ li ñu yor nii pour suba. non waali du tàmmuñu ko mais sénégalais ñoo ko jëral boppam dañu wante dëgg tey jii je suis désolé dama ni woon ren dafa am keneen ku may jël mais da ngay def sondage mais boo wàccee tali bi mais 50 personnes ngay interroger 50 personnes waali lañ lay wax mais nag du lu yomb mais aussi dama koy wax fii di ko waxaat di ko remercier parce que biñ demee daf ci jàpp bu baax a baax moo tax nit ñi dañuy foog ni bon Prestige dañoo am xaalis mais du facteur humain bi moo ci ëpp facteur humain bi lañ gën a utiliser parce que dañ ko ni daaw lii lañ fayoon amatuñ ko mu ne lu ngeen am lii ñu wax mu ne garaawul ñu woo borom bâche bi ne ko daaw lii lañ la fay de mais ren amuñu lii mu ne waaw woo traiteur bi ne ko lii lañ la fayoon amuñu lii mais loolu li ko indi mooy daaw tegoon nañ ko mu am waxtaan bu rafet suñu biir ñu fexe ba am noyau boobu yaa tax bi ñu dellu see waatee ne leen lii dañ ko bëgg a defaat mais ñoom ñëpp dañoo kase ba xam ni tey jii yàlla may nañu mën nañ ko organiser parce que bu organisation bi surtout mooy li ma wax rek jaay image Prestige franchement. bon xam nga mooy li ma waxoon sànq xam nga mbirum distinction yi boo xoolee ñi ci tànn ñëpp ci critère boo xamante ni la ku ko gis du ñu cim parce que amul kenn kuñ ci nominé ku mu sax xam sax ni dañ lay nominé wala ñu dem di la nominé ne la lii ngay fay wala lii ngay joxe mosuñu ko wax nit mosuñu ko xalaat parce que dañ jàpp ni nit ki moom li muy def bëgg na ku ko naan waaw góor parce que waaw góor dafa am solo parce que daf ñuy fàttali lañ nekkoon dañ ci daan nekk rey suñu bopp duñ dégg ku ne ni waaw góor affaire bi daf ñuy metti quoi donc suñu gisee ay nit yu ci nekk et puis ñu nekk ak ñoom terrain bi dëkk bi rek dëkk ci dëkk bi rek xam nga li ne ci dëkk bi waaw
tout est difficile tout est cher affaire yi métti na mais nit ñaa ngi ci n'est-ce pas bu ñu xoolee comme yéen suñu grand yi nga xam dañ leen fekk ci presse bi mais jarul ñu leen ko wax ñun xam nañ ni affaire yi dafa métti affaire yi tar na affaire yi saf na sap mais du ngeen ñu ko wan suñu ànd ak yéen yéen ak ñuy ree di kaf di ànd ak ñun di liggéey xam nga loolu dama koy wax booy ma leen gis ngeen ñii ñoom ñooy anciens yi dañ koo téye donc waruñu ñu nit def moins que ñoom waaw loolu amul leneen parce que nit ki boo ko fekkee ci dara mu téye ko mu rafet te soo ñëwee da nga ko rafetal. pour encourager leen. bon 14 personnes boo xoolee choix yi yow yaa ngi ci tey biñ la koy wax sax yóbbu ko dañ la woo rek wax la ko nii ku mel ni Pape Ablaye Mbengue éducation tey kenn mënu ko ci génnee Thiès dans le cadre COSYDEP ku mel ni Femme Dior ki yor bâche yi ci nominé la ku mel ni Ndiaga bu réew mi non en fait bu PDS Ndiaga Diaw c'est des choix yoo xam ni bon ñëpp mën nañ d'accord quoi waaw nii du xaalis quoi parce que ñun xam nañ ñëpp ku dégg xam nañ du xaalis lañ ñuy jox wala lu ñuy jaay wala non dañ ko def pour nit ñi xam ne lii lu ñu ñor la lu ñor Thiessois la mu nekk nomination boo xam ni dans 5 ans dans 10 ans day nekk loo xam ni day taxaw day am jëm xam nga parce que biñ ko commencé ba fi ñu toll nii amul kenn koo xam ne ñun gis nañ ñu attaqué ñu ci nomination yi au contraire da ngay gis ñu ñuy woo naan ñu da ngeen ma war a nominer su boobaa benn question lañ lay wax est-ce que diw yaag diw lii ak lii ak lii yow ci sa bopp da ngay d'accord ku mel ni Babacar Ndaw bi ñu koy nominer ñaari nit woo nañ ma man leen grand bi ma koy déglu boobu Sud FM Matam la nekk di correspondant loolu yàgg na mu ñëw di Thiès ma koy déglu grand bi xam nga tey nañu waxante dëgg ku mel ni Babacar kenn mosu ko dégg ci ay détails ñu Thiès dañu dëkk fii fi ne ci détail rek dañ koy xam mais loolu ay éthique la yoo xamante ni dañ ko war a yanu di ko teg ci kanamu nit ñi pour que métier bi ñu wan lu noble la loo xamante ni sunu njaboot yi ëllëg dinañ ñëw xam ni kat ñii ñoo fi teewoon lii ñoom it bu ñuy ñëw dañ koy yëkkati feneen donc précise loolu moo ko tax a jóg du amul ségrégation je suis désolé amu fi. su ma la ko waxoon doo ko gëm waaw mais on a plus de 50 personnes waaw mais masse salariale li ñuy fay rentrée bi 1/3 1/5 donc mais non loolu duñ la ko wax sa salaire doo ma ko wax kon du ma la ko wax donc c'est très lourd mais dañ ciy ñaan état bi ñu jàpp si quoi loolu moom dañ koy ñaan parce que buñ ko waxul rek du mat ñii ñaan ñu jàpp si parce que li ñu créé nii c'est des charges énormes ay écoles yu bëri fekkonte ni li ñuy def taxawul école yu bëri suñu génnee fii la ñuy envoyé leen di formel seen ñuy def seen i stage côté journalisme côté montage côté presse écrite ak yëpp xam nga loolu dafa am solo ça veut dire que donc am nañ fi njëriñ quelque part donc loolu nag lañ bëgg accompagnement bi benn loxo nag buy yanu bu yàggee dina toxi quoi te ñaan ñu ko yàlla mais il faut le dire loolu moom c'est un appel au pied qu'on fait au niveau de l'État que il y a une presse qui est là qui a vraiment besoin d'aide et de soutien parce qu'il y a que des jeunes qui sont là très ambitieux et prêts à relever le défi pour demain.